asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi ci gën a fës nag bokk na ci mouvement bi di sunu gaal ca kanam ñoom nag li kii démb doon amal ab conférence de presse ngir daal di yuuxu li nga xamante ni moo fi xew ci diwaanu Sénégal ñoom nag ñu daal di xam ne dafa daal di ëpp loxo mooy li nga xam ne lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum suuf foncier ñoom nag loole la ñuy daal di ñaxtu di interpellé ki nga xam ne mooy njiitu réew Macky Sall ngir mu daal di andi ci ay saafara nañu wax folete bi noonam collectivité territoriale ñoom nag jamono ji amuñu benn fonds de dotation ngeen dégg également ci seen fonctionnement bu seen collectivité da ngeen dégg li ñu daal di wax ci biir xabaar yi ngir daal di jeexal li kii tey ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ci la ñuy célébrer li nga xam ne mooy journée internationale ngir daal di fàttali li nga xam ne mooy traite négrière ak gannaaw boo xam ne daal dinañ dakkal looleen xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képp bi la jotaay léegi du daal di yaatal. ñu nuyu waat leen beneen yoon comme nuñ leen ko junjee woon rek ci bopp xabaar yi mouvement sunu gaal ca kanam nga xamante ni kii ko dirigé mooy Mame Ousmane Diagne moom nag ni ki démb dafa amal ab conférence de presse ngir daal di dénoncer li nga xam ne moo jëm ci scandale foncier yi ñu nemmeeku ci diwaanu Sénégal ñoom nag ñu daal di gis ne mbir mi jamono ji dafa daal di ëpp loxo moo tax ñuy alerter au njiitu réew mi ngir mu daal di andi ci ay saafara ñu daal di déglu Mame Ousmane Diagne. demandé nañu DSCOS mu agir ci mbir mi donc y a des plaintes yu nga xamante ne ñu ngi en cours mais dafa mel ni ñi nga xamante ne ñoom lañu jox wàll googu muy ay DSCOS ak ay urbanisme ak ainsi de suite dañ koy jàppale ci mbir moomu pour ñu sàcc alalu jàmbur parce que dañu koo séddoo ba tax na ñun jamono Omar Sy approché woon nañu de par l'intermédiaire de l'ami Cheikh Gaye pour ñu trouver terrain d'entente si mbir moomu la si la ñu élaboré woon le lotissement des 1074 parcelles ñu def ko si ay titres yoo xam ne état du Sénégal moo ko moom ak des TI. donc ñoom la gënoon a seet mooy enquête commodore boobu bañ koy déposé ñu dugalaale ci lotissement boobu dugal ci képp koo xam ne kii ci un droit da nga fa am ay terrain te état jox ko illégalement à Omar Sy wala boog Omar Sy mu ngay occupé terrain jàmbur illégalement et l'état toog di seetaan loolu mooy premier scandale bi nga xamante ni il fallait ñu wax leen ko ngeen xam ne mu ngi fi. lii nag li tax ñu koy def comme dañu liggéey ak son excellence di ko jàppale dañ bëgg lii mu yëg ko parce que ñun dañ jàppale yëngu léegi nag tey ci conférence bii. dañ jàpp ne mooy doon suñu mbëjëntal conférence si négocier Omar Sy na bàyyi terrain jàmbur su ko bàyyiwul ñu réglé ko si masla yoon réglé kaddu Mame Ousmane Diagne ngeen doon teewlu loole gannaaw loolu ñu wax nag ci ki nga xam ne moo nekkoon ancien maire bu Thiès jamono di nag moom mu daal di nekk actuel président bu conseil économique bu social Idrissa Seck moom nag dafa daal di bett ñu bari ndaxte dafa daal di prononcé wu ci li nga xam ne moo jëm ci candidature am ci élection présidentielle bu 2024 ci ay leeral ñu daal di déglu Idrissa Seck ak lim ci wax Léna Mbaye. ba mu toppee ci ginnaaw Macky Sall ci jongante présidentielle 2019 balaa mu doon fekki gouvernement bu Macky Sall kii di Idrissa Seck samp na ndëndëm ci présidentielle 2024 Idrissa Seck jiitu parti Rewmi def benn collecte de fonds ngir mën a financer campagne am suñu sukkandikoo ci sunu naataango Walf collecte boobu moo ngi tudd soutenir Idy pour la victoire en 2024 campagne de collecte boobu nag ñoo ngi ko door ci biir ak bitim réew ngir jàppale candidature Idrissa Seck ci jongante présidentielle 2024 muy wane ni allié Macky Sall boobu di Idrissa Seck tekkiwul ngembam ci jongante présidentielle 2024 ba mu toppee ci ginnaaw Macky Sall ci jongante présidentielle 2019 balaa mu doon na fekki gouvernement bu Macky Sall kii di Idrissa Seck samp na ndëndëm ci présidentielle 2024 Idrissa Seck jiitu parti Rewmi def benn collecte de fonds ngir mën a financer campagne am suñu sukkandikoo ci suñu
naataango Walf collecte boobu moo ngi tudd soutenir Idy pour la victoire en 2024 campagne de collecte boobu nag ñu ngi ko door ci biir ak bitim réew ngir jàppale candidature Idrissa Seck ci jongante présidentielle 2024 muy wane ni allié Macky Sall boobu di Idrissa Seck tekkiwul ngembam ci jongante présidentielle 2024. gannaaw bu ñu amalee élection législative yu fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ni ki nag samedi bi ñu génn jiitu réew Macky Sall nag daal dina daje fële ca palais ak ñi député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar jiitu réew Macky Sall daal di xam ne nag ci élection yi ñu génn ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom maanaam ay farandorom li ñu daal di manqué woon mooy générosité ak jàppalante ci seen biir looloo tax nag ki nga xam ne mooy njiitu réew mi daal di menacé ne am na ay DG yu bari yoo xam ne dana leen daal di wàcce di woot nag ñi nga xamante ni nag ñoo nekk ci parti bi ñu gën a mën a liggéey ngir xoola naka la ñuy mën a def ngir mën a boole seen doole gën a daal di massifier parti bi loole nag li muy daal di wane mooy njiitu réew Macky Sall ci élection législative yi nga xam ne moom lañ génn juróom-ñett fukk ak ñaari sièges yi nga xam ne am na ko moom kontaanu ci dara. bus rapide transit ngi nga xam ne nag dañ ko naka amal ci diwaanu Ndakaaru loole nag bu daal di yembe danañ ko xayma ci lu ci tollook ñetti téeméeri milliards ci sunu koppar loole nag dana nekk loo xam ne dana am solo lool ci capitale bu Sénégal jamono ji nag travaux yi ñu ngi daal koy nemmeeku ci artère Ndakaaru yëpp ki nga xam ne nag mooy Pierre-Atepa Goudiaby nekk nag ab ingénieur boo xamante ni ak architecte sénégalais moom mile nag li mu daal di gis mooy projet bi nekk na projet boo xam ne projet bu am solo BRT loole nag mi ngi ko daal di xamle ci rencontre boo xam ne mi ngi ko doon am ak njiitu réew mi Macky Sall moom sax mu daal di xamle ne BRT bi dana daal di transformer Ndakaaru gën a yombal li nga xam ne mooy dem bi ak dikk bi. ki nga xam ne nag mooy maire bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara moom nag verdict bi nga xam ne moom lañ daal di déposé woon ngir recours ci résultat local bu Wakhinane Nimzatt moom mi dafa daal di gis ne mbir mi bañ ko daal di déposé ba léegi dafa am ak yéexaay boo xam ne dafa daal di jéggi dayoo ndax ñoom dañoo daal di jàpp ne élection yi ñoom bu ñu jàllee ñoom ñoo fa daal di gagné bu set wecce ba tax na ñoom li ñu daal di bëgg mooy justice daal di rendre décision ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara. juróom-ñaari weer ginnaaw bi élection locale yi jàlleeg léegi janvier 2022 coalition Yewwi Askan Wi ba léegi ni la mi ngi toog di xaar attekat bi nekk ci cour d'appel leeral commune bu Wakhinane Nimzatt te xam ngeen ne ci fàttali muy fii ci biir réew mi ak ci bitim réew résultat yi nga xam ne moo génnee ci yenn ci ay bureau ci biir commune bii ñu toog tey di Wakhinane Nimzatt ay tappale moom moo ko lal ay sos ay njuuj njaaj ak sàcc fa ñu gisee sàcc ga nag mooy këyit bi nga xam ne bu ñu voté ba pare ku ci nekk fa la résultat yi nekk ñu jox la nga dem ñoom nag lenn lañ ca seetlu yaa ñu dem joxi ko buur am na ci yoo xam ni dañ caa def ay peinture ñu naan ko blanco yii dañ caa bindaat fu téeméer ak ñaar fukk nekk ñoom ñu dem yokkal seen bopp bind téeméer ak juróom fukk bindaat ko nii surchargé nga xam ne lii benn big dongo jaaru fi bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñooñu toogaloon fii ci commune bi te monsieur le maire légitime di Tahirou Konaté jaaraat ci léegi nii ba loolu tax na seetlu yu doy waar yooyu nga xam ne moom la ñu seetlu nag yàq na démocratie ndax démocratie kat dañ ne na leer te ku mën sa morom duma ñoom nag lëndëm le nañu te ña leen mën dañ leen a dóor ñu wan ñu ne ñu ñoo féeteeg buur waaye du rees. Ahmed Aïdara ngeen doon teewlu ay kàddoom noonu collectivité territoriale bu Bignona ñoom nag jamono ji amuñu benn fonds de dotation ci seen maire bi ni mu war a daal di doxee lu nu mel nag tax ki nga xam ne mooy Bakary Diatta daal di dénoncé lu nu mel gis ne mbir mi ak li ko waral daal mooy ay manipulation jëm ci wàllum politique loolee tax ñoom daal joxuñ leen benn fonds de dotation ngir ñu mën a doxal seen collectivité territoriale
territorial ñu daal di déglu maire bu Bignona. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. jamono di nag dañuy am ay jafe-jafe jëm ci problème mu fonds de dotation waaye tamit li nga xam ne dafa jëm ci concours fonds yoo xam ne dana tax ñu daal di yembal li nga xamante ni moo nekk ci différentes collectivités locales yi ngir daal di gérer li nga xam ne moo jëm ci aspect wu investissement yoole ñu daal di gis ne am na yeneen aspect yoo xam ne dafa jëm tamit ci fonctionnement fonds de dotation yi jamono di nag ñu ngi nekk ci ay situation yoo xam ne dañoo daal di gis ne dafa am ay blocage yoo xam ne dafa daal di systématique ci fonds de dotation yooyu nag jamono di nag dafa nekk loo xam ne nekkul lu yembum te loole nag ñu ngi ko gën a nemmeeku ci weeru mars jamono di nag nga xam ne ñuy wax ak yéen ci fanweeru août ñi ngi daal di gis ne fonds de dotation yoole nekkut li nga xam ne dafa daal di disponible te li mu daal di jur mooy ay impact yoo xam ne dafa daal di négatif ci exercice yi nga xam ne daal di nañ ko amal jamono di nag li nga xam ne mooy sunu taas jëm ci fonctionnement ci suñu collectivité yi nga xamante ni dafa daal di wute lool jamono di nag dañoo gis ne dafa am ay manipulation jëm ci milimir ci maanaam fonds de dotation yi nga xamante ni dañoo gis ne jamono ni dafa am ay jafe-jafe ci collectivité territoriales yi mbir mënu gën lañu gis ne nekkut loo xam ne dafa daal di yenu maanaam ni ki tey nag talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août 2022 ci leen ñi daal di màggal ci àdduna wërngal këpp li nga xam ne mooy traite négrière ak gannaaw boo xam ne boobale traite nag jamono di dakkal nañ ko ci atu 1848 solo su ndaje si nag ak li nga xam ne lan moo taxoon traite négrière daal di am ci atu yoola ñu daal di déglu li nga xam ne Oumou Kalsoum Diallo andil nañu ko ci ay leeral. talaata ci ñaar fukk ak ñett ci weerum août la ñu jagle journée internationale traite négrière ak abolition wam journée bi ñu ngi koy célébrer depuis 1998 texte initié wu par l'UNESCO traite négrière yi ñu tuddee traite des nègres maanaam njaayum nit ku ñuul nekk na ay commerce d'esclaves yoo xamante ne ay millions wu population wu Afrique de l'Ouest Afrique centrale ak Afrique australe ñoo ko dund depuis ay siècles di lu métti traite négrière nekkoon phénomène historique bu rëy ndax ñi ci kon seeni bakkan bëri woon na lool ay méthode d'asservissement yu bëri ak ay opération wu transport yu distance yu bëree bëri ci contribution wu ouvrage collectif bi de Oxford History of the British Empire historien bi di David Richardson estimé na ni que profit wu traite négrière représenté na environ 1% ci investissement yi ñu réalisé ci première année wu révolution industrielle britannique ay port négrier yu mag yu ci mel ni Bristol wala Nantes ca France xamuñu décollage industriel seeni arrière pays mu ngi resté rural ndax profit wu traite négrière li ci ëpp dañu ko investir ci ay placement foncier bu ñu sukkandikoo ci Eduardo Galeano situation globalu Afrique ca temps wu traite négrière mettre nañu ko en parallèle ak bu Amérique ak Amérique indien trafic de faux billets bi nga xamante ni moo daal di daloon ci kaw ki nga xam ne mooy Bougazelli moom nag damono di nekkul ci détention gannaaw buñ ko tuumaale mbir mu le ki nga xamante ni nag moo ci daal di àndoon ak moom di Burkina bi di Ouédraogo moom bi le nag dañ ko daal di libéré ci chambre d'accusation yi nga xam ne daal doon ko kàlloon ci ndoddam li ci cour d'appel kon damono ji moom leen rek moo nekk ci kawam mooy contrôle judiciaire lañ ko daal di gàll gannaaw trafic du faux billet bi ñu wax ci beneen ponk mooy li nga xam ne mooy escroquerie ñu koy daal di tuumaal ki nga xam ne mooy Youssou Touré moom nag jàngalekat pour alxuraan la mi ngi daal di toll ci fanweeri at ak juróom-ñett moom nag dañ ko daal di tuumaal ne dafa daal di randal lu ci tollook fukk ak juróomi million ci suñu koppar mbir mu nu mel nag da cee waroon fay ay impôts yoo xam ne dañ ko chargé woon ngir mu daal di wàccu ak loola ci atum 2017 mbir moo ne nag lim ci daal def mooy récupérer ci loyer immeuble bu Mamadou Konté bu ñu sukkandiku ci Seneweb ci at yi nga xam ne moom nañu weesu nag moom li nga xam ne mooy koppar yi delloowu ko préjudice bi nag ñu daal di ko chiffré ci lu ci tollook fukki million ci sunu koppar moo tax tribunal bi nag daal di ko mujj sax condamné lu ci tollook juróom benn weer ci prison ak sursis moom nag mi ngi war a fay lu ci tollook fukki million
ak franc CFA ci sunu koppar ki mu ko war a fay nag mi wuyoo ci turu Mamadou Konté. wax ci xibaar bu tiis boo xam ne moo daal di dal ci presse bu sénégalaise ki nga xamante ni moo nekkoon animateur ci rajo bu RTS moom dafa daal di ñàkk bakkanam kooke nag moo ngi tudd Amadou Mabal Jong moom mi ngi doon liggéey ci antenne bu RTS bu Matam nag moom nag ci la ñàkk bakkanam ci hôpital régional bu Matam moom mi ne nag danañ ko daal di jébbal boromam ci talaata ji foole ca Dumga la wala ci Matam rédaction nag bu Time for Africa TV ñu ngi koy daal di jaale ay mbokkam. xabaar yi bitim réew dañu koy daal di doore ak foole ca Côte d'Ivoire ki nga xam ne mooy Simone Gbagbo ex première dame bu Laurent Gbagbo ñoom nag gannaaw bu ñu àndeelu ci tolloog fukki at nag ki nga xam ne nag mooy Simone Gbagbo moom naal jël na décision ngir daal di jël yoonu boppam maanaam créer li nga xam ne mooy parti politique am li nu mel nag dana tax daanaka lu ci tolloog ñaari at ngir ñu amal présidentielle bu 2025 moom daal yitteem mooy aw xàll li nga xam ne mooy yoonu boppam ngir daal di cay aw ngir xoola naka la mun a def ngir parti politique bi mu daal di créer mën a daal di jëm kanam. ci Nigéria la ñuy wutali nag président Muhammadu Buhari moom nag dañ ko daal di critiquer bu métti nag li ko waral nag mooy dafa daal di renouveler li nga xam ne mooy contrat bu surveillance bu oléoduc ci région bu Delta bu Niger li nga xam ne nag mooy main bu gouvernement bu Ovezide ñoom ñi leen nag ñu gën ko xam ci turu Tompolo nekk benn ci ex-seigneur bu guerre yi nga xam ne ñoom lay bénéficier ci programme amnistie bu mu daal di offrir ci gouvernement bu Nigéria ci ancien agitateur bu Delta ci Niger ci atum 2009. ministre tunisienne bu justice Leïla Diafel moom nag dañ ko daal di accusé ni ko daal di accusé nag ñooy ay magistrats yi nga xam ne dañ ko daal di révoqué ñoom ñu daal di gis ne kii daal dafa def ay erreurs yoo xam ne pour mu daal di ko justifier jëm ci ay exécution décision bu tribunal administratif ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août mi nga xam ne dafa daal di rétablir lu ko toll ci tollook juróom fukk ci ay juges ci fonction yoo xam ne dañ ko daal di suspendre ci décision bi révocation bi lee daal di am ñoom nekk li ñuy daal di ñaawlu mooy l'inexactitude bi nga xam ne communiqué bu ministère de la justice daal dina ko xamle ci ay poursuites yi nga xam ne daal dinañ koy lancé contre leen ñoom ñi lee foole nag ca Centrafrique fukki fan dong moo des ngir ñu daal di amal li nga xam ne mooy juróom benn fukkeelu ak ñaar anniversaire u réew ma ki nga xamante ni nag moo daal di jiite réew ma moom daal di duppe comme défenseur bu souveraineté bu réew ma ñoom nag ñu daal di gis nañ danañ daal di biral li nga xam ne mooy ab constitution bu yees Adissette Georges Delegué moom moo nekk président bu parti opposition ak union bu renouveau centrafricain ñoom ñi leen nag ñu daal di jàpp ne gannaaw juróom benn at boo xamante ni foole ca pouvoir bi ki jiite réew mi defu fa dara foole ci réew ma mu amati ay migrants yoo xamante ni tollu ci 1295 ñoom nag dañoo daal di xëyee ci altine ji ñu daal di altine tay ji ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août ngir daal di utali côte anglaise bi ñoo leen nag ki ko daal di indiqué mooy ministère bu britannique bu défense ñoom nag ñi ngi daal di xam ne nag lu ci tollook ñaar fukk ak juróom-ñaari bateau ñoom ñoo namoon utali foole ñoom ñi leen nag boo ko xayma ñu ngi toll ci 22 670 ci décompté boo xam ne agence bu presse association ñoom ñoo ko daal di xam ne ni ñoo daal di namoon utali foole ci côte bu anglaise ñoom ñi leen ñu gën a xam ne nag lii dafa nekk loo xam ne ay jafe-jafe yu bari la saa su ne da ngay gis ay migrants yoo xam ne dañuy yëg ci gaal gi ngir utali tugal loole nag mu nekk ab jafe-jafe boo xam ne ñoom ñi ngi seet ay pexe xool nees la ñuy def ba daal di ko saafara. xabaar yi tàggatem dañ koy daal di doore ak équipe nationale bu football moom mi leen nag gannaaw bu amee match xarito ak Iran
mi ngi war a dal di daje ak Bolivie ñi nga xam ne nag ñooy partenaire u Sadio Mané mbir munu mel ñu ngi koy daal di préparé ci septembre nag ci la gaynde yi war a def li nga xam ne mooy préparation ngir waajal li nga xam ne mooy coupe du monde 2022 gaynde yu Aliou Cissé ñoom nag war nañ daal di daje ak match bu xarito ak Bolivie loole lañ daal di xamle fédération sénégalaise bu football Abdoulaye Sow. Basket nag éliminatoire coupe du monde 2023 Sénégal nag war a jeexal li nga xam ne mooy préparation bi nga xam ne doon na ko amal ci digganteem ak Égypte moom sax mu daal di gaje lu ci tollook juróom-ñaar fukk ak ñeent jàpp juróom-ñaar fukk ak nga xam ne nag mooy Desagana Diop moom nag ak ñi nga xam ne ñoo doon joué ak Monastir ci seen dernier tournoi match yi ñu doon def ci éliminatoire coupe du monde boole war a sax daal di am ci ñaar fukk ak juróom-benn jàpp ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru août ñoom nag seen match bi di ñëw ñu ngi ko jàpp ci ajjuma ji di ñëw seen diggante ak Soudan bu 21h jotee ak 30h GMT. fédération marocaine bu football ñoom nag dañoo daal di nommé Walid Regragui moom ex entraîneur bu Wydad Casablanca mu daal di jiite jamono ji équipe nationale bi nomination bi nga xam ne nag def nañ ko ci ancien joueur bu Toulouse bi rawatina nag ci ki nga xam ne mooy Ajaccio bi leen nag yile nomination danañ ko daal di officialiser ci jour yi di ñëw. ñu daal di jeexale ak international sénégalais bi nga xam ne ayata mi ngi toll ci ñaar fukki at Biram Diaw moom nag daal di nañ officialiser ne dana dem fii si Standard de Liège moom nag daal dina engagé wu ñeenti at ci saison yi di ñëw Standard bu Liège nag daal dina am espoir ci sénégalais bi nga xam ne ñu ngi ko daal di formé foole ca Galaxy Sport bu Dakar Biram Diaw nag mu ngi daal di toll ci fukki at ak juróom-ñeent moom nag kon nag jamono ji ñu daal di jàpp ne mi ngi daal di rejoindre rang yu formation belge jamono ji foofu lay daal di évoluer. xabaar yi tàggat yaram sax moo yëkkati jotaay bi du leen jox dig daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.